Alors, on va discuter du clou de girofle waxtaanee clou de girofle. xorom polle. tey lépp duñ koy waxee ci kàllaamay wolof. xorom polle daal am na. tey damay risqué tey lépp wolof la. waaw riche à ful nga ne. tey damay risqué. lépp wolof la tey boo waxee. soo fi waxee moom déedéet non soo fi waxee yaay sama mag dama war a supporter. yaa ngi wax de boo fi waxee benn wuy ba boo fi waxee terme français. nga ni ma indil ma pantalon bi ma la waxoon. chantage gi nii lii chantage dégg Mbaye Babacar nga jox ko junni. xëy nga jox ko transport. aja di def yéen nañ ma yéen a gis nii ay xorompole xanaa mën nga maa baal clou de girofle bi. waaw kay xorompole nag tey moom la ñuy waxtaanee tubaab bi xam ko ci clou de girofle. donc clou de girofle moom originaire Indonésie la jógee donc Indonésie foofu la ko njëkk a xàmmee ay yetu cultivation wolof la ay xeetu cultivation foofu lañ ko njëkk a ràññee mi ngi jógee ci garab gi ñuy wax giroflier pour que nga xam ni ñoom ñoo nekk ci plantation et tout ça giroflier moom mooy meññ loolu di clou de girofle muy xorompole donc xorompole dañ koy jëfandikoo ci waañ donc lu ci mel ni pour ay togg assaisonné togg bi et cetera waaye tamit ci médecine traditionnelle ñoom Indonésie yu ci bëri bu njëkk ba amuñu woon yenn xeetu garab yi donc xorompole moom lañ doon jël doon fajoo di wàcc seen métit xorompole nag ngëneel yi ci am vertu yu ci am dafa bari daanaka boo waxee xaaj bi bàyyi nga la ca des la mu am yëpp dafa bëri moo tax li ci gën a important tey laa leen indi rek pour ñu waxtaanee ko que ça soit ci côté goût bu fort boobu noonu mu am li koy waral mooy eugénol bi mu am ci biir eugénol boobu moom moo tax xorompole saf gi mu saf damay naan dafa fort xaw ma naka la ñuy expliquer goût bi mais c'est aromatique weexul waaye tamit oyoful donc xaw na am benn xet boo xam boo ko xeeñcoo da ngay xam ne lii xorompole la donc bu dekkee ci waañ bu fekkee da nga koy jëfandikoo ci ay togg gën nañ ko ràññee ci ay togg yàpp bu fekkee da ngay togg lu mel ne yàpp wala ragu soosu ragu dafay aromatiser goût bi non seulement mais tamit daf koy jox beneen xeetu goût bu dee ci wàllu médecine la yenn xeetu maladie yi yenn xeetu feebar yi wala yenn métit yoo xam ne nit daf koy yëg des fois dañ lay naan jëlalal xorompole bi pour que mu mën a apaiser douleur boobu nga mën a sentiraat beneen xeetu féex li ko tubaab bi di wax anesthésiant local la anesthésiant boo ko waxee ci xeetu opération c'est pour que nit ki bañ a yëg douleur boobu noonu moo tax xorompole tubaab bi anesthésiant local la koy woowee ndax propriété antiseptique yi mu am mais itam antibactérienne yooyu ma ñëw ci ngëneel yi mu am ci bienfait yi bu fekkee ni da nga def lu ci mel ni accident bu ndaw donc nga xaw a daanu wala nga am lu mel ni rhumatisme yax yi metti et tout ça léegi suñu mag yi dañ koy faral di jàmmat lu bari lool lii benn maam moo ma ko wax mu ne ñoom noonu lañ ko doon jëfandikoo dañ doon jël xorompole bi dëbb ko ba mu nekk poudre ñu mélanger ko ak huile d'olive bu ñu amulee huile d'olive mélanger ko ak karité moom lañ doon diwoo ci seen yax yi fépp fuy metti ci ñoom bu fekkee xale bu am rëq la wala gaañu et tout ça boo jëlee xorompole bi jaxase ko huile d'olive bi wala karité def ko maase woo ko foofu noonu di metti zone boobu noonu boo koy faral di def souvent da ngay gis ni mettit googu noonu dafay wàññeeku donc benn mag moo ma ko jox muy astuce boo xam ni mag yi lu ñu wax rek dëgg la xëy na donc lu ñu war a bàyyi xel la parce que eugénol bi mu am tamit dafay soulager li mel ni inflammation wu yax wala douleur rhumatismale wala articulaire beneen pocc mi mooy soulager rhume lu ci mel ne rhume wala grippe nga xam ni boo ko amee fièvre bi ngay am mar d'Italie da lay sonal et tout ça da ngay jël xorompole boobu nga baxal ko lu tolloog kaas nga koy naan avant que ngay tëdd bu fekkee ni rhume bi daf la sonal sa baat bi munoo lekk loo xam ne dafay jàll da ngay gis ni daf lay soulager effectivement waaye tamit waxal de bari na temps yi de. waaw da ngay jël xorompole bi baxal ko rek lu tolloog kaas naan ko avant ngay tëdd di ko def tout le temps à répétition ba nga gis ni gis nga ci tan mais bu fekkee ni grippe bi la xale bi yaram bi tàng lool jëlal mélange boobu nga defoon ak xorompole bi karité bi diw ko ci yaram bi dafay wàcce fièvre mu mel ni trouble digestif Aïcha nga xam ne sonal nañu lool ñiy def ballonnement ñi nga xam ne lu ñu lekk du rees trouble digestif daf cee baax lool il faut nga am habitude di ko yëy noonu 2 wala 3 xorompole nga koy yëy na lool mais boo ko yëyee ba pare naan ndox xet gi dafay jàll donc da ngay am habitude di ko yëy après boo paree nga naan ndox mu jàll pour ñi nga xam ne dañoo am ay jaare biir buy daw
wala nausée vomissement yaf leen la yëpp loolu bu fekkee ni jigéen la ñu toll ci wàllu menstru ñëpp xam nañ ni commencement bi noonu la lay def sa biir dafay daw wala nga bëgg a wàccu et cetera donc loolu daf la ciy jàppale bu baax parce que effet anti-inflammatoire yooyu mu am moom mooy lutter contre yooyu yëpp ba tey da nga koy jël rek baxal ko di naan ndox mi am na tamit lu mel ni infection vaginale Aïcha yow mi di def santé xam nga ci dara sonal na xale yu jigéen yu bari surtout pas santé yére yi et tout ça infection bi des fois dafay ànd ak odeur wala mu ànd ak xasanu donc xale yu jigéen yi nga xam ne seen partie intime et tout ça bain intime lañ koy def boo jëlee lu xorom pole bi nga baxal ko kaasu ndox rek nga koy baxale boo ko baxalee ba pare di ko raxasoo matin et soir ba nga gis ni effet yi estompé wu na xasanatul amatul odeur nga mën a bàyyi am na tamit lu mel ni mal de dents bëñ buy metti wala sa gencive yi di naaj pat xam nga ci dara boo ma amee pat wala sa gencive yi di nàcc ñoo xam ne dañuy brosse tout le temps gencive yi di nàcc donc loolu ci kii la inflammation gencivaire lañ koy wax bu fekkee ni loolu la da ngay jël sa bëñ buy metti jëlal xorom pole bi nga teg ko ci pax bi noonu paxu bëñ bi noonu nga koy bàyyi wala poudre bu fekkee poudre bi la nga du def ko ci bàyyi ko noonu waaw dafay estomper kii bi wala tamit mën nga ko jël boo ko dëbbee ba pare boole ko ak sa pâte dentifrice pour mauvaise haleine bu fekkee sa gémmiñ dafay faral di am xet boo koy faral di def léegi da ngay tàggalikoo ak moom loolu am na si ñoo xam ni comme Pathé ni mu ko waxee léegi jot na koo def mais ñeneen ñi itam wax nañ ni am na lu bëri lu mu def ci ñoom lu mel ni aphrodisiaque naturel la donc loolu recherche boo munti def da nga koy gis pour yokk ngóora wala ñi nga xam dañoo am problème mu éjaculation wala érection et tout ça daf leen ciy jàppale loolu da ngay jël xorom pole bi boole ko ak jar boo ko booleeg jar def ci tamit lu mel ne muscade bu ñu dëbb boo ko jëlee mélanger ko ak benn verre ndox kaasu ndox boo koy naan tout le temps boo lekkee ba pare da ngay gis ni day booster ngóora ci wàllum ngóora du man nag maa ko wax ci samay recherche laa ko gis ma préciser ko ci samay recherche laa ko gis manque d'appétit Aïcha temps yi tàngoor gi daf lay sonal ba doo mën a lekk bu baax xorom pole dafay stimuler lekk bi pour que nga mën a lekk normalement waaye itam lu ci mel ni organisme ak mémoire fatigue intellectuelle yi ngay am paresse intellectuelle paresse physique et tout ça daf lay stimuler daf lay booster ba day mel ni beneen pêche lañ la sol parce que vitamine C bi mu am et cetera moom moo lay jàppale ba mémoire bi daf koy stimuler yenn fàtte yi nga mën koo bàyyi ak paresse intellectuelle bi mën a dañ ci yow bu fekkee ni nag lu mel ni góom la wala taab désinfectant naturel la dafay cicatriser taab bi non seulement waaye itam dafay wàññi douleur bi yenn douleur yoo xam ne am na taab yoo xam ni gaañoo ko gën taab yu metti laa lay wax nii di ko faral di lekk c'est important di ko yëy noonu surtout toxiques yi nekk ci yaram yëpp yoo xam ne bactéries yu ci bëri moom mooy créer yenn maladies yi daf lay tax mu éliminer toxiques yooyu noonu ba tax nga mën a amaat vie bu saine quoi Aïcha man bi ma gën a intéressé si yëf yi mooy répulsif contre moustique la jamono yi ñëpp xam nañ ni wàllum yu ko wax wax paludisme parce que période bi ñu nekk nii la donc yooyu ñoom ñemewuñ lu nga xam ne mooy mel ni xorom pole boo jëlee citron nga dagg ko ci digg bi jël partie bu ci nekk nga jam ci xorom pole bi foofu dootu fa taxawaalu wala lu mel ne orange mën nga ko yor naa benn photo boo xam ne Charles bu fekkee photo bi mi ngi ci yow rek orange bi ngay jël nga jam ci xorom pole bi ci extrémité yëpp teg ko noonu non seulement yooyu duñ fa nekk mais daf lay jox beneen parfum ci néeg bi ci chambre bi donc désodorant naturel la orange bi ngay jël jam ci xorom pole Charles xam naa image bi yembul après Charles bu yembee rek dinañu ko wan foofu moustique dootu fa taxawaalu dootu fa taxawaalu parce que man gis naa ñu bëri ñoo xam ni avant même ma koy gis ci recherche yi nee nañ loolu lañ ko doon def pour mën a dàq yooyu parce que jamono yi ñu nekk nii yooyu ñoom instant bi mooy seen heure de gloire bi heure bu baax bi bii la ñoom bi mooy seen heure bu baax donc nu ñu mën a def pour éviter ko diabétique yi également dafay diminuer seen taux de sucre ñoom tamit bu ñu baxalee ndox mi rek di ko faral di naan daf leen di jàppali loolu itam waaye mën nga ko def lu mel ne ataaya Aïcha ataaya ñun dañ koy naan tout le temps foofu lañ koy gën a utiliser jël ko nga def ko ci ataaya bi wala lu mel ne café Touba infusion et cetera ñu ngi koy faral di def souvent mais buñ ciy faral di def xorom pole bi tamit dina ci gën loolu c'est très important waaye may wax ni rek tout excès est nuisible bu fekkee ni yaa ngi koy jëfandikoo waxuñu la souvent bu fekkee da nga am yenn maladie comme yi ma cité woon nii boo ko defee ba gis ci tan mën nga koo arrêter
après ngay door a jëlaat wala bu dee yaa ngi koy def benn yoon ci semaine bi baax na ñaari yoon ci semaine bi itam gën na xale yi day se déconseillé pour les enfants parce que yi mu am yëpp daa amaana xale bi mën na koo bañ a supporter mën nga ko jëfandikoo ci ñetti anan noonu rek yëy ko noonu baa nga dëbb ko ba mu nekk poudre wala itam am na huile essentielle léegi à base de clou de girofle da ngay gis ñoo xam dañ koy def ci seeni savon ñii di ko def ci seeni diw et cetera ay ngëneel kese la ay ngëneel kese la te Khadija pour réconforter rek li nga wax li clou de girofle moom mooy seul meññeenteef boo xamante ni dafa regrouper non seulement détox la anti-inflammatoire la c'est diurétique ba pare c'est hygiénique désodorant la ba pare pharmaceutique la lépp lu amul benn notice peut-être booy jëfandikoo boo xamante ne ni anti-inflammation wala détox la te doo ci gis composition bi clou de girofle pharmaceutique yi wala biologiste yi ñu seetaan xam nañu bu baax a baax meññeenteef bu am solo boobule mais ñi nga xam ne aussi ñoo nekk chef cuisinier yi xam nañ ko bu baax a baax parce que dañ koy utiliser comme herbe aromatique parce que dañ koy broyer di koy wis ci seeni togg dafay am benn odeur bu muy relever mais également c'est appétissant donc clou de girofle loo ci wax rek am na lu des et je pense que tu as presque tout dit ndax meññanteef bu am solo la boo xamante ni Pathé Mbengue sànq ci coulisses yi yaa ngi koy wax ni que dafa am fu mu jaar ak yow kii dafa jël rendez-vous ba war a dem wekki ji bëñam dëgg la ba war a dem wekki ji bëñam fekk ñu ngi toog di ataaya ma ne ko non lii baax na parce que man xam naa ci dara souvent dama ko daan jël comme ni nga wax su ma xëyee le matin rek sex ko noonu donc bàyyi ko ba ay 10 heures 11 heures ma daal di koy dindi quoi lii baax na ci nit en tout cas man dama koy kii mais moom mu ngi ñu fekk ñu toog mu jël ci poudre bi daf ci toof nii def ko ci bëñ bi je t'assure demul wekki ji bëñ ba fi may wax ak yow. waaw lu leer laa la wax. pour wax la rek même les ba fi may wax ak yow wekkiwul bëñ. même les chirurgiens dentistes boo ko demee seeti ji ko danaa la ñun dernier recours ci ñun ci dindi bëñ la. bu doon suñu sago dañ lay jox calmant mu sedd. nga delluwaat dernier recours bi mooy dindi bëñ bi. bu demee peut-être ba bëñ bi di yànq di nàcc. pax bi génn. laa mën nañ débarrasser parce que buñ ko bàyyee mën na infecté yeneen yi. mais moom tamit moom dañ lay utile dañ lay maa ngi ci nuyuwaat wax docteur Ndour chirurgien dentiste la da lay wax jëfandikool clou de girofle boo ko mënta yëy parce que peut-être dafa épicé trop mën nga ko baxal daal di koy goxandiku galgariser ko voilà c'est très important pour haleine yeeg et tout ça. man li ma ci gën a neex mooy période bi ñu toll nga xam ne période sibru la moustiquaire dafa bari ba pare am ñoo xam ne bu ñu nelaw ci chantier sama classe gi man buñ ma doon matt ba suba moo ma gënal may fanaan ci chantier parce que mënu ma ko daf may déranger donc kon am na dinaa def wax ni même temps bi bëti léeg-léeg bu génnee am na benn waay mus naa ko essayé mu saf nii mu yuuxu mi après dafa bàyyi léeg-léeg nga xam ne da ngay gis ñoo xam ne dañu am ay taab surtout dafay fréquent des fois waaw dafay métti na commencement day métti après tamit vraiment en tout cas am na solo désinfectant mais tamit naturel est-ce la que tamit composition bi nekkul ci golden bi parce que li mu wax yëpp yow golden bi rek xanaa 3 ans 9 baag may rey 3 ans 9 baag may rey café beeg mbéy beeg suukar am na melokaan xorompole dafa baax ndax boo déggee xam nga am na lu mu wax sànq lu am solo mu ne la maga ma ko wax mag moom ma ko wax waaw mag ñi dañoo xamoon yi nga xamante ni ay mbir la yu baax farataal ko dañ ko jëfandikoo man sama maam daan na ko gis xorompole jar surtout xorompole ak jar boobu mu wax baax na ci ay bët da koy leeral ak yeneen yu bari yoo xamante ni daan na gis mag ñi di ko jëfandikoo xorompole te boo déggee tur wi rek war na laa jox ne lii lu baax la parce que xorom da cee am xorom ku ne xam na ne gépp lekk gu nit di lekk ñaare li ci ëpp soo amul xorom du neex waaw xorom polle kon bëgg naa xam olof bi nan la def ba tuddee ko xorom polle de clou de girofle à xorom polle jaaxal na ma olof rek olof dafa waaw olof bari na baat yu bari yu ci bari bu ñëwee dañ ko wital ay tur yoo xam ne dafay méngoo ak moom ndax aw làkk noonu la aw làkk day màgg xam ne ñu jamono di doxee di màgg noonu la aw làkk di doxee di màgg ndax am na yoo xam ne ay jamono ci ginnaaw lii amutoon ay jamono ci ginnaaw lii amutoon yooyu yëpp nag bu jamono di dox di ñëw ñooñu tamit yàlla làkk yooyu tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo koy làkk yàlla da leen ni may ay xel yoo xam ne ci lañ koy wutalee ay tur tout à fait mais xam nga olof dafay wax ne dañuy wax des fois ne olof lu mu léeb rek boo ko toppee da ngay dem ba ci biir a biir mais baatu olof en général boo ko toppee da ngay dugg ba ci moom li mu lay wax signification bi xam nga wax léegi nga ni lu am xorom xam nga léeg-léeg nga ni sar xoole maanaam lu neex
des fois comme bu dee sama mbokk naar nga xam ne ñoom bu ñu gisee lu neex dañuy sar xolle ci sar xolle doo dee voilà donc kon bu ñu ba ci xorompole xëy na peut-être bu ñu xoolal moo bi ci ñi koy décortiquer bu baax a baax dina andi sar xam ne lu neex la ku ci sar xolle doo dee waaw xorom la loo xam ne tey jii amoon nañu benn vidéo bi nga xam ne pour ñu am grippe wala rhume naka lañ koy defee pour mu mën leen a soulager bu fekkee ni yemb na rek Charles tegal ñu ko wala waaw c'est pas encore disponible c'est pas disponible d'accord xam naa ne dañu fay jaaree rek tàggatoo ndar képp am na solo du loolu ah période bi nga ndar ko jaaree ndar képp man ak ma dégg olof bi nga ko dee moom tey moom temps yi moom mu ngi suivre sa cours naturellement tey may naa la 5 sur 10 dañ koy jaaree ndar képp ak ma dégg olof déggal ma lii rek tey may naa la 5 sur 10 mbay nag nay nga de def ko fii non ay 2 laa doon maye kii boo amee 5 kay xam nga yaa ngi xam naa li ma la tey moom am nga 5 sur 10 donc Aïcha amaat contentement rek bokk ak yéen plateau bi indi lu mel ne xorompole ku ci nekk indi ci avion dellu également di nuyu Khadija Diène madame Koubra Shop Koubra Shop di def cheveux yu baax waaw def ay cheveux yu baax donc moom amu ci benn xaar ma rey la moom da koy cheveux nu mu ko kiiwee rek noonu la koy tàllalee ba pare jaay la ko prix bu abordable borom Koubra Shop nuyu naa la bu baax di leen joxaat dig daje rek semaine prochaine incha allah Khadija Diène maa ngi koy nuyu bu baax a baax kooku sama camarade la sama promotionnaire la maa ngi lay nuyu bu baax a baax madame Ndiaye donc noonu la ñuy jaaree mbokk yi waaw gis nga tamit Charles daal mu ngi may wax lu ko saf ci plateau bi léegi comme yow da ngaa décidé def lu la saf ñu def lu ñu saf Khadija Diakhaté da nga doon wax ci Cours de Jolof xorompole waaw ngëneel yi ci am rek est-ce que après du ma ko xoro baxalal Charles may kon mu naan est-ce que ñun kon duñu xaabaabal comme moom dafa def lu ko neex ñu def lu ñu neex waxtaan ba mu saf waaw kay nañ def lool waaw dañ def loolu man de pare naa ci sar xolle boobu nañ ko yeggale déedéet xam nga ban wala defal ñoo café yooyu en attendant defal café golden yow Mbaye Babacar sànq Khadija Diakhaté dafa wax ni que coule de girofle aphrodisiaque la naturel waaw aphrodisiaque naturel léegi aphrodisiaque naturel très franchement bu ñu koy wax ci meññeenteef yi te léegi xale yi dañu nemmeeku ne aphrodisiaque yi ñu jël yëpp c'est des produits yoo xamante ne moom mooy lool surtout loolu c'est te am nañ fii ay produits yoo xamante ne nii c'est naturel loolu dafa am solo ñu koy defaree fii ci réew mi mu meññeenteef yu baax yoo xam ne dañu ko fi bay te ku ci ne xam ne ne café Touba peut-être ni mu amee solo clou de girofle mu ngi ci biir te danay wax ne la sax boo jëfandikoo café Touba naturellement feebar yu bëri doo ko am ci sa biir maanaam café Touba bu baax ba ñuy defar bu ñu raxul dara te tey ñuy wax tamit ay produits aphrodisiaques ñëpp xam ne ne xale jigéen ñi léegi kii ma ko sañ a wax mooy génération utiliser produit yi donc côté boobu lañ bëggoon nga ñëw en attendant Khadija Diakhaté defal ma café moo tax gis nga sunu génération bi non bi 3 ans 9 bi la 3 beeg sucre wala 2 non café bi kese bii depuis 3 ans 9 bi la bii waa non deux sucre damay defal ñu tamit waaye sa caaxaan yi dañu nekk ci génération bu metti bu doy waar parce que bokk na li ci gën a garaaw bari na ci lekk yi ñuy lekk yu ci bari yoo xamante ni day wàññi ngóora lekk yi ñuy lekk xam nga bu njëkk mag ñi li ëppoon ci seen dund da daan baax ci wér-gu-yaramu nit wér-gu-yaramu nit laa la wax parce que réew mu ne meññeenteef ya fa am ak lan fay bay ak lan ñuy lekk mu jóge ci réew ma day sàmm seen wér-gu-yaram di sàmm seenu nekkin bu njëkk dugub ak cere ak gerte ak ñebbe dafa ëppoon ci sunu lekk ak mboq léegi mën ngaa gis xale bu juddu léegi dem ba am 18 ans soo ko laajee li mu lekk ci cere mën naa am musta lekk cere wala benn yoon la commencé lekk wala ñaar yoon mën na ko wàññi te bu njëkk da nga daan juddu fi ngay juddoo ba ngay am 18 ans 20 ans li ëpp ci sa lekk cere ak laax ak ñebbe gerte da ciy bokk léegi nag li ñuy lekk ci ay produits toxiques day bari te ñi ciy gën a subir conséquences yi mooy góor ñi ndaw ñi ñun góor ñi léegi nag produits yooyu dafa bëri yoo xamante ne day wàññi sa ngóora moo tax ngay gis léegi boo xoolee sax ci ñuy faj wàllu ngóora ñu ëpp client ak xaalis ndax imaginel góor goo xamante ni par exemple say 20 ans matul wala say 30 ans matul wala say 40 ans matul nga tàmbalee tële loolu mus kii man xale yi dañoo teel a foo man xam nga lu ma mais mag ñi dañ daan da nga daan xamul lal Alaañ Mbay waaw que ne dañoo amul la bonne information c'est-à-dire bu ñu doon xam ne clou de girofle mën na leen dimbali ci wàllu ngóora bu ñu doon xam ne maanaam
clou de girofle sax dafa sori. dafa am yeneen i lekk ak yeneen i garab. waaw yu fi léegi nekk yoo xamante dañ ni doon defanteeg Charles rek wan ko ne ñun ñoo moom suñu temps non dañ doon defanteeg moom rek wan ko ne ñun ñoo moom suñu temps léegi nag quoi comme léegi mbir mi yéen a koy bëgg a yóbbu yéen góor ñi ci mbiru aphrodisiaque man ma amal une courte pause laata ma naan sama café golden bi après on revient sur le plateau du noonu Charles jëlal leen ngay waaw kay